C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après plusieurs tentatives, la nommée Souadou Ndiaye a réussi cette fois-ci son coup. La dame a mis un terme à la vie de sa belle-mère. Les faits se sont déroulés à Rufisque, plus précisément à la cité Mbabagissé Kounoun. Souadou Ndiaye a profité de l'absence de sa belle-sœur pour bouillir de l'eau et ébouillanter sa belle-mère. Selon des témoins, après avoir échoué cette tentative, la belle-fille a cassé le lavabo et l'a utilisé pour étrangler sa belle-mère. C'est un jeune garçon du nom de Yaya Koli qui est venu au secours de la famille. Ce dernier a défoncé la porte de la maison avant de trouver le corps sans vie, baignant dans une marée de sang. La présumée meurtrière s'était déjà échappée avant d'être ensuite interceptée par des jeunes du quartier. Actuellement, la mise en cause est entre les mains de la gendarmerie et l'enquête suit son cours. Les habitants du quartier, pour leur part, se disent habitués des scènes de querelle dans cette famille. Respecter conditions yi na tijji ñi ko man tijji nañu. D'accord. ñi nga xam ne jàpp nañ ne conditions yooyu dajeegul ñooñu tëjeegul. Et c'est tout à fait. ñàkk déggoo yi nga xamante ne dañ koy wax ci diggante jullit yi comme weer bi nga xamante ne duñ ci déggoo wala bii mënuñu ko jël ci exemple boobu. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que xëy na conditions ya nekk Tiwaawoon ca jàkka ja bokkut ak yi nekk ci Masaalikul Jinaan. Conditions yi nekk ca jàkka sàngam mën na bañ a nekk conditions yi nekk église parce que nag dañoo am ay réalités locales yoo xam ne ku nekk yaa xam na nga ko mën a gérer donc ku nekk damay yaakaar ne en responsable nga agir te ñi jël décision yi xam naa ku ci nekk ne xam nga sa digganteeg diini lim la teg xam nga aussi sa diggante ak mbas mi lan moo ci sa responsabilité ki tëj dafa jàpp ne ba mu xoolee goxam xool na daal wax dëgg yàlla ma daal li ma jàpp comme diine may na ma ko nañu tëj ba ca kanam keneen ki jàpp ne man de lii mën nañ ko respecté te kaw jullit ñu bari dañu xalaate loolu jàkka la am bu jaaxalee yàlla lay ñaan ñi ngi ubbi jàkka ji ñi ngi julli ji tey jii am nañu julli ji am nañu julli ji wut mais ñaar ñëpp ñi ngi ci yoon. mais comme tey ni ñu gisee entreprise yi taxaw benn kuréel ngir wax ci seeni tur par exemple ci côté boobu laay waxee ci diine gi aussi tamit comme ni mbas mi ñëwee rek par exemple tey benn famille religieuse jukk woo ñeneen ñi ñoom ñëpp ñu xool nan la ñuy harmoniser seen position yëpp ngir ubbi jumaa ji wala tëj jumaa ji. loolu dëgg la Ndeye Dime loolu moom ñun ñëpp dañ koy ñaan c'est-à-dire que li ñu doon ñaan mooy diine l'islam kilifa yi am benn kuréel. bu ñu mën di daje loolu doon na yombal mbir yi waaye bu ñu ko amul itam jàpp naa ne réeroo du ci am parce que kenn ku ne comprendre nga sa morom te xam nga ne sa morom li mu jël ci diine la ko teg benn ñaareel ba ci xel la ko teg mais itam xam situation boppam. donc à ce niveau yaakaaruma ne am na problème bon maintenant loolu dàqul nag que bu ñu mënoon a dajale suñuy moyens aussi ak suñuy xalaat. ci lay gënee loolu defe naa ne jullit yëpp moom la ñuy rafetlu xëy na eggagunu ca waaye moo doon li gën. alors entreprise yi nga xamante ne ni soo gisee. pour yow après donc posé après yow. allez-y. Voilà alors ñu bëri wax nañu ne crise bi ni ko président Macky Sall géré baaxul amul coordination amul gestion bu baax mu am sax ñenn ñu wax ni ba ci Ousmane Sonko wax na ko barki Demba Ndiaye mu am ñu gis ne. mbokk jullit yëpp di sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax di xam ne mbokk jullit yëpp xamal leen ni rek tënku ci ndigal rek mooy li nga xam ni mooy li am solo te ku nekk xam ne pas-pas bi nga xam ni bii moom la mbokk taalibe yi am te du pas-pas bi nga xam ne bii mooy jógee ci ndigali a Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Xaadimu Rasul gi yëpp ñu di ko ñaanal sa borom yàggal ko fii te mu ànd ak wér di xamle mbokk yi tamit ni leen lii rek moo doon ndigal li nga xam ni moo jóge woon ci sëriñ bi moo doon ñu ubbi jàkka yi ginnaaw ba nga xamee ni bii autorités yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi
mu tàmbalee ci président de la république ba wadd ci ay ministre de l'intérieur ba ci gouverneur bi nga xam ni moom moo ni woon nañ tëj jàkka yi nekk ci région de Dakar ndax jàngoro ji nga xam ni sama borom daf ko def ci àddina bi muy loo xam ne lii jàpp nañu ñi nga xam ne ñooy saytu xam-xam nee nañu bu fekkee ni bii nit ñi ñoo ngi dankaloo ak di saafonte mën na ni jàngoro ji mën na wàllante te wàllante bi mën na gaaw loolu mooy sababu li nga xam ne bii ñu tëjoon jàkka yi ba ñu ko tëjee tamit sëriñ bi moo ni ma foofu nga ne ci Ndakaaru te muy jàkka ji nga xam ni moo gën a rëy ci Ndakaaru bu gouverneur joxe instruction ni nañ ko tëj na nga tëj ni niñ ko ñëpp tëjee ñu tëj ko waaye ba nga xamee ni bii beneen ndigal jóge na ci borom ci kilifa gi nga xam ni moo jiite réew mi ne nañ ubbi jàkka yi ci la ñu jot ndigal tamit sëriñ bi ni nañu ubbi jàkka yi ndaxte sëriñ bi sax mosula wax nañ tëj jàkka waaye nag comme dañuy tënku ci li nga xam ne lii mooy wàllu yoon te autorité yi nga xam ne ñooy autorité administrative autorité politique yi ñi nga xam ne ñooy saytu lépp loo xam ne mi ngi jëm ci réew mi bu ñu nee nañ ko tëj dafa am ci xam-xam buñ ko lal ba nga xamee dem nañu tamit ba ni nañ ko ubbi moo gis ngeen ni ñu ko ubbee ba pare. bi ñu ko defee gis ngeen li Masalik rëy ak li saal bi rëy gis ngeen niñ ko jullee ak ni nga xamee di bi noonu la julli gi awe yoon ak tamit dégg ngeen xutba bi nga xam ni mooy xutba suñu amaam Cheikh Mouhamadul Bachir Lo ak li nga xam ni ñaax na ko nit ñi fàttali leen li nga xam ni moom la ñu war a def bu jamono tollee fii loolu nag ñëpp waroon nañoo xam ni fii ci Masalikul Jinaan nga xam ni baatub Serigne Touba moo fiy dox ki fi nekkal Serigne Touba li mu wax la ñuy def ñëpp waroon nañoo njort ni nii rek lay demee ay jullit nag sañ nañu bu fekkee ni bii jaamu nañu yàlla ci kër gi nga xam ne moom la ñu moomale yàlla muy jàkka bu ñu paree ñu ñaan te dégg ngeen xutba bu am solo bi imaam xutba dégg ngeen ñaan gi mu ñaan loolu rek sama borom ci mbaaxam ak yërmandeem mën na cee sukkandiku ba lii fi dugg di jàngoro sama borom teggil ñu ko ndaxte jullit ñaan rek la am tey jullit bu jàqee jullit yëpp bu ñu àndee bu ñu jàqee bu ñu ñaanee ki nga xam ne mooy tegale mu dindi ko ndaxte jàngoro ñoog jàngoro ñoo yem yàlla moo ñu bind dañ koy wax dugal mu dugg buñ ko nee génnal mu génn te fii mooy néegi yàlla yi nga xam ni fii la ñuy ñaane ndaam sax fu nekk nit mën na fa wéet ñaan waaye bu fekkee noonu boo wéetee ñaan mu wecc jàkka wala mu wecci juma kon du ñu def jàkka du ñu def juma foo xam ne fii ñëpp dañuy jóge ñii seeni kër ñi jóge seen liggéeyukaay ñu dajaloo dugg ci néeg bi nga xam ni kenn moomu ko yàlla moo ko moom ku ci nekk toroxlu jàkkaarloo ki nga xam ni moo ñu bind ñu xam ne lompañ nañu ay doomu aadama lañu kenn la ñu yaakaar muy yàlla mi nga xam ni moo ñu bind ñu tàllal ko say ñuy loxo ñaan ko li imam bi ñaan muy ay xasida yi nga xam ni Serigne Touba moo ko defoon te am na ci yu bari yoo xam ne ci ay mbas la ak yoo xam ne digganteem ak yàlla la ak yoo xam ne digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ni moom loo dégg ñu ni mi ngi koy ñaan day fekk loo xam ne yàlla may na ko ba pare mu dog koo ñaan loola nag li muy jariñ mooy loo am gàllaaj loo am gàllaaj fii mu ne boo takkoon garabu tul te boo gisee paaka daw doo xam lu la garabu tul guy jariñ Serigne Touba nag indi nay ñaan yoo xam ne lii mel nii moo ko tax a jóg bu ko defee ñu dajaloo ñëw fii ci néegub yàlla bi toroxlu tàllal suñuy loxo yàlla ñaan ko bu ko defee yàlla nañ rafet njort ni ci li ñu bëgg rek la ñu suñu borom di defal ñu boole ci tuub nag parce que ñaan bala ñoo ñaan dañoo war a tuub dañoo war a def tawasalu ci suñu borom wéetal ko kennal ko tuubal ko bu ko defee yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar teggal ñu natt yi. Nous avons pris toutes les dispositions édictées par les autorités. Nous avons pris toutes les dispositions édictées par les autorités. Mais ces directives étaient sous-tendues par les instructions reçues par le khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha, qui nous a instruit de nous conformer aux directives édictées par les autorités administratives. C'est-à-dire de prier
mais de respecter tous les gestes barrières. Vous connaissez comme moi les gestes barrières. Vous voyez, j'ai un masque avec moi, malgré que j'ai en quelque sorte... ban programme c'est-à-dire que programme yi télé yi di def ay initiative yu ñu jëlal seen bopp la xam nga pour aider un peu élèves yi loolu benn affaire la nga ne leen année courant ana kii connexion xanaa may rêver wax fa dëgg yàlla mais en 2 semaines wax fa dëgg yàlla yaakaar ngeen ni loolu yëpp dinañ ko mën a mettre en place en 2 semaines pour que mu nekk en place c'est-à-dire que qu'est-ce que deviennent les autres ñi nga xam ne yeneen classes yi la ñu nekk. léegi suñu année bi nan lañ ko nar a évaluer loolu benn affaire beneen affaire mooy ci yi ñuy ubbi yëpp lan lañ ci war a ñu war a gën a protéger mooy xale yi. loolu pour man loolu moom moo doon lu ñu waroon xaar ba ouverture bi nga xam ne mooy ñëwaat ça nous donne le temps ñu xool un peu épidémie bi ni muy évoluer. loolu dafa am solo parce que on en a pas les moyens ki fi toog keroog représenté ministère bi wax fa dëgg yàlla ñun ñii ñëpp bi ñu paree émission bi xam nañ ni li mu doon wax lu si gën a bëri lu ñu maîtriser wul parce que techniciens yi des fois dañuy ñëw di expliquer wala ñu dem ci plateau yi de bu ñu la expliquer ni li ñu lay jaay day neex ci nopp mais nga xam ne pour appliquer ko ñoom amuñu sax visibilité boobu ak autorité boobu tey jii nii fii ak 2 semaines mënuñu fi loolu ñu fi wax yëpp ñu def ko c'est impossible école lu tey bi nii man je pense que état bi dafay communiquer man personnellement je pense que l'état est en train de communiquer du ma jaaxal le 2 jege état bi repousser affaire bi est-ce que l'état n'est pas en train fu mu nekk ni di gérer beneen affaire par rapport ak kii professeurs yi par corps kii bi corps voilà donc je pense que aujourd'hui loolu dañ ci war a am jàngat est-ce que état bi du jékki-jékki def décision le 2 bi c'est une décision ferme boo xam ne quel que soit nu muy demee dañuy ubbi je pense que fii ak le 2 on risque d'avoir des surprises. Papis, rentrée des enseignants. En fait man dama si école bi déjà. c'est par rapport à la décision man dama am un avis personnel c'est-à-dire pour man dafa am benn empressement si kaw Covid bi tous les autres secteurs tout ça c'est possible mais pour man dans le domaine de l'école amul urgence.